avant may dem tribunal. waaw dañu ñëw jaar ak man directement gendarmerie. gendarmerie la ñu wàccoon ci guddi googu. waaw voilà ci guddi gi bi ñu jógee gendarmerie. foofa la yenn oto yi resté yenn yi ànd ak man ñu continuer sur Dakar. bi ma ñëwee daal jël nañ benn néeg bu lëndëm boo xam ne fa lañ ma denc mën naa wax ne presque ñaata semaine ñaari semaine de. ci benn néeg bi. ci benn néeg. néeg bu lëndëm maanaam amul lamp. am kooku bu fekkonte ne sama bët yi nekk na bët yu xaw a doy waar sax. ba fay jógee vision moom dootuma ko am. garda bi. néeg bi nii comme nii la mel am na benn tapis bu ndaw benn mat la bi nii la mel exactement. cuir la ci ngay tëdd. 2 semaines de garde à vue. 2 semaines de garde à vue. ci loolu waa bi wax ni ñaari fan la war a doon. voilà 2 semaines. loola seetlu naa ne vraiment man ma fa jaar te itam néeg bi am na ay sonorisation yu ñu fi def yoo xam ne day mel ni ay salive. salive yoo xam ne dañ koy amplifier ba mel ni day ubbi sa bopp bi. pour nga bañ a nelaw. waaw pour nga bañ a nelaw. torture pour nga bañ a nelaw. pour nga bañ a nelaw. moo ngi lu ñu la wax sabu salir. maa ko def après nga nekk fa 15 jours doo ko gisee ak procureur. door a gisee ak procureur. mu wax lan. waaw bi ñu ma indee ci procureur li ma njëkk a laaj mooy ndax xam nga li ñu la fi indee ma ne ko déedéet. mu ne kon xamoo lu ñu la fi indee ma ne ko déedéet waaye daal leer na ma ne moom. ci tooñaangee lañ ma fi indee. ndax nit ki moo xam boppam. lii bis ci camp pénal toog naa man juge d'instruction directeur bi nga xam ne moo sant Dia. mu laaj ma ne woon ndax amuloo dara looy tawat ma ne ko yàlla laa koy tawat. jaaji njaay. waaye du yéen laa koy tawat. mag doo ko jëlee këram andi ko toroxal ko jéngu ko jéng ay loxoom. jéng loxo yi nii lañ ko def. mel ni ku jàpp ponkalum criminel. takk la mën ah. dañ la takkaloon mën nga indi ko nag di ko laaj ne ko ndax amuloo loo may looy sàkku ci man mu ne am mën a koy xelaatu ko. kenn laa am ku may sàkku ci moom muy Allah subhanahu wa taala. directeur mu ngi may dégg. man moom juge d'instruction. léegi nag bi ma laajee ne ma kon xamoo lu la fi indi ma ne ko déedéet. mu ne ma gendarme yi waxuñ la dara ma ne ko loolu ñu wax xaw ma ko. ay problème mu terrorisme lañ may tudd. ay problème mu benn association de malfaiteurs lañ may tudd. mu ne ma ne ko loolu ci yéen laa ko déggee moo tax xaw ma ko. voilà enquête yi nii la demee ba mu terminé. ñu téye la fa ñetti at ñaar ba ñetti at. ñaari at ak juróom-ñetti weer. waaw juróom-ñetti weer. boobu mooy ndar bi. te comme di maam Khady dañ la. du woon ci benn place dañ la doon yóbbu fii. yóbbu fële. dem nañ ndar. du woon ci benn place dañ la doon yóbbu fii. yóbbu fële. dem nañ ndar. kii bi nga demee procès. li nga wax ne moom nga daj camp pénal. moo gën a métti li nga daj ci néegu lëndëm bi nga daj. est-ce que mën nga si ñëwaat. bu baax te itam loolu dama ko war di wax. pour adduna yëpp xam ne li ñuy tuddee justice. ci réew mi ak respect du droit humain amu fi. ndax nit waroo koo dugal ci benn néegam moom dong man sama ndek sama nekk ket gu bon laa doon noyyi 24 heures sur 24. Ablaye may ñëw laata ma koy waxee woo naa takk der yi ba ñëw may leen. ñu ñëw taxaw ne la may leen dugg si leen ñu jege si leen ñu ne non ñun fii la ñu taxaw. may leen kon yéen néeg bi sax nangu leen ko jege. mais nag li may wax ak yéen mooy sunuy takk der ngeen respect laa am ci sama réew. te am na ñaawteef yoo xam ne vraiment bëgguma ko génnee àdduna di ko dégg ne lii mu ngi am Sénégal. Ablaye gën a la. mais dañ ko war a wax. ma wax ko chef de cour ne ko nag bu dakkul sama visiteurs yi njëkk a ñëw dinaa leen wax ñu dem ci réseaux sociaux yi vilipender ko. mu ne ma non léegi waaye ñun danañ ci taxaw mais yooyu ñun bu fi amee jaaxal nañu xamuñ ko. widdi ko complètement. d'accord keroog ba fa juge d'instruction ñëwee ak benn substitut procureur. directeur camp pénal taxaw
ma wax ne lii mu ngi am ci biir kaso bi ñu weddi damay leen man maa ngi jàpp nañ jublu penku léegi waat bu fekkente ne lii may wax amul xet gu bon gi ak chauffage bi ñuy chauffé néeg bi bu amul yal na sama bakkan wuy ji boromam léegi nag yéen ñëw leen ngeen waat juge d'instruction ne ma non fii parce que ñun suñu système waat bokku ci. d'accord seen système a neex. d'accord imam lu ma lay laaj. alors imam lu ma lay laaj mooy ba nga bañ defee procès ñu setal la. bàyyi la nga génn est-ce que sa avocat yi jël nañ décision saisir les juridictions internationales ndaxte dañoo gis ne sa ak sa yelef dañ ko bafoué aussi l'autre question dama koy poser Pape Sané. est-ce que torture waaw d'accord mais après mën nga ko boole tontu dama bëgg a xam comme que yow da nga nekkoon takk der est-ce que torture dañ ko fii nii dañ koy def mais de manière très très officieuse est-ce que am na fi ba léegi donc imam yaa njëkk a tontu voilà waaw samay avocat loolu lañ naroon li nga wax mooy topp leen ci yoon waaye ñun ci li ma doon wax léegi ci l'islam dañu am référence muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tooñ nañ ko dóor ko ci biir Makka ba dammu dégg jëm ci àllu Médine rey njabootam mais keroog bi mu demee ba ubbi Makka conquête de la Mecque jàkkaarloog ña ko doon def loolu yëpp ne leen tey nag lu ngeen foog ne moom lay def ñu ne ko mbaax rek mooy leen baax rek lay def jéggal naa leen topp ma kenn lenn loolu la leçon la boo xam ne ñun jullit ñi ñoo ko moom moo tax avocat yi bi ñu bëggee topp ci yoon damay leen bu ñu leen topp ci dara dañ jégal leen waaw dañu war a dundalaat sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam d'accord comme li ko di boo dem rek xale yi détenu ñëpp a ñëw ànd ak yow ne la yaay jiite kii est-ce que du diiraan boobu lañ doon ragal loolu moom vraiment dama ciy jaaraat parce que man dama bi may dégg prison dama doon jàpp ne ay nit ñu doy waar a fa nekk ay nit ñoo xam ne ñu yàqu lañ mais yàlla xam na ne gis nga néeg bi ma njëkk a dem ci Rëbës chef de kii bi chambre bi maa ngi fàtte turu Diouf la sant ndeysaan yàgg na fa bi ma demee la ma gën a yéem ci ñoom mooy yërmande ju ñu am ci seen biir malgré conditions yu difficile yi yërëmante ci seen biir solidarité bu doy waar ndax am na ci ñoo xam ne amul ku leen andi lekk mais bu lekk yi ñëwee dañuy boole lépp teg ñëpp tim lekk loolu laa fekk ci prison bi fekk fa imaam boo xam ne itam waxtu julli wu jot mu ngi ci kanam yàlla def na nag bi ma foofu yàgguma fa yaakaar naa def ma sax lu mat semaine ñu yëpp ma ndar bi ma demee néeg bi ma duggaat chambre 6 loolu même chose laa ko fekkaat keroog tisbaar ji ma àggee dañ na ma ci kanam ma nekk di jiite commencé di leen jàngal ñoom ñëpp ndeysaan ñu intéressé wu jënd ay kaye ma commencé di jàngale mais taxawut foo xam ne dañ ne maison d'arrêt et de correction nit ñëw di jàngal détenu yi ñu ne nañ ko séparer endoctrinement lañ doon ragal boobu. d'accord waaw man foofu lañ ma commencé nag isolé di ma jox sama néegu bopp d'accord nag ñu ne parce que waruma jonjoo ak yeneen détenu yi ndax dañ leen di endoctriner d'accord Pape man imam man dafa am benn jàngat bi nga xam ne jàngat bu particulier la ci dossier am man am naa chance lire procès verbaux yi xam nga ñu bëri nag li leen nax ci dossier imam ci presse bi ñi leen nax ci dossier imam mooy c'est le rapport d'enquête rapport d'enquête bi nga xam ne moom la gendarme yi def képp ku ko liir billaahi buñ la tagalee imam Ndaw mi yow sa bopp da ngay jël paaka rendi ko waaw ngay rapport d'enquête dëgg la c'est un ramassis de mensonges des officiers de police judiciaire mooy maanaam ñoom seen xalaat lu leen neex lañ ciy def ñoom lañ ciy def c'est-à-dire le procès verbal moom mooy refléter la ngay wax ak nit ki mu lay tontu ok loolu mooy na wax li ci PV yi. mooy PV ok mais leur rapport ko waxul ma wax ko de. c'est un plus du PV mooy li nga xam ne officier de police judiciaire moom mooy toog di xalaat su ko neexee nag sax ne ko fekk naa fa mitrailleuse moom bu ko neexee mu wax ko parce que on a dit dañ ne ci loi Sénégal l'OPJ dafa prêter serment mooy maanaam son serment la lii mooy li ma wax dëgg la waaw donc loolu moo tax on a très vite fait en sorte que
alimenter une diabolisation ci imam mais boo liiree le procès verbal. vide. waaw exactement. mooy benn li ma ci bëgg a wax foofu xam nga mooy lan. mooy suñuy nguur il faut qu'ils fassent très attention. gis nga les services de police et de gendarmerie particulièrement les services de renseignement. dañu am ñaari mission rassurer l'État. ak des fois mission tiital État. si. gis nga boo jëlee François Mitterrand. la nga xam. tànn ñun ñii constatant war nga leen leeral aussi lu am solo ci li nga wax ci PV yi PV bu njëkk bañ defaroon ak PV bu mujj lu bokkul parce que bañ njëkkee defar PV procureur ba mu gisee PV daf leen di dindi leen li changé leen li génne leen ci lii ak lii ak lii ak lii procureur bi fi nekk tey jii nii muy procureur de la République sëñ Bassirou Guèye xam nga sañu ma toog ci télé di ko fenal man sama bopp dem naa toog bureau waxtaan ak moom ma ne ko coow li bëri na trop monsieur le procureur lan mooy mbir mi mu ne ma PV bi ma gendarme yi indi la ma ci gis su ma ko bàyyi woon dëkk bi day tàkk ma ne ko lan moo nekkoon ci PV mu ne accusation yu grave yoo xamante ni bindoon nañ ci ne Imam Ndao ak groupe am dañu amoon intention dem exploser xabru Sëñ Touba. exploser xabru Alaaji Malick dem Casamance lëkkaloo ak rebelle pour taal réew mi procureur ne leen dindi leen lii génne leen ko ci PV defaral leen ma beneen PV mais lii bokk ci parce que lii ay accusation non seulement accusation yu grave la yoo xam ne benn preuve mënu ko étayer non c'est vrai gis nga ñoom ca njëlbeen ba ñu ñëpp waroon a jëm non dafa tiit gis nga les services là wax lim leen c'est-à-dire ñoom dañu décider Imam Ndao quoi caricaturé ko def Imam Ndao assassin boo xam ne dafa doy waar quoi. mooy li may wax fii souvent damay expliquer les gens li nga xamante ne moom laa doon waxtaan ak benn jour président Sid Lamine maanaam xam nga laaj naa ko ne ko ndax am nga ay financement yu jóge bitim réew ak wax nañ ko aussi ne maanaam li muy xutba dafa tàng am na ñuy jóge Boko Haram di ñëw président directeur général bi ñu waxtaanee daf ne ma demaatal ci kër ga yow nga xoolal sa bopp nga wax ma loo gis parce que moom it comme da doon wax ak Sénégal li muy wax day bëgg teg ko ay base yu leer bi ma duggee néegu imam maa ngi journaliste bi yow bi ñu lay jël see même pas yàggul laa dugg si ci néeg sa néeg laajte sa néeg dugg fa wax nga dëgg kuy jot ay financement bitim réew la ma fa gis man ci néeg bi tey mooy pajaas moo fa nekk xaw ma ndax xam nga pajaas bu baax sax yow waxoo man la pajaas la waaw pajaas ñi ko xamul kay laa koy leeral pajaas ñi ko xamul da nga leen koy leeral ay saako la yu ñu jël ñaw ko ba mu forme mat la ñu def ci ay ñax loolu ay pajaas léegi ñaareel ba mooy ñax boo voilà ñaareel ba mooy néeg bi maanaam ñeenti koñ yi benn koñ bi yeggul bu tawee day dugg néeg boobu la imam di fanaan maanaam ci biir néeg bi amul tapis amul karo nii ma la ko décrire laa ko décrire président Sid Lamine yaa ngi yokk mu ci dëgg ma ne ko suuf laa fa gis ngeen ay milliards am na ma ne ko am na te ñu ngi wax ay milliards mais xaw ma milliards fu mu nekk mais lekkagu ko parce que maanaam fi muy jàppee ci biir néeg bi dañoo def ay móol yu ñu raax ak ciment ak loxo wërale ko nii teg ci banc dénk bënn miir bi mu génn ci mbedd bi yow dem nga ci biir néeg bi imaam xam na li may wax léegi nag looloo taxaw non def la nag foofu du ma bàyyi de imam est-ce que mbuboowul loolu moom it làq milliards yi am beneen kër non def la nag dañuy waxtaan waaw est-ce que imam mbuboowul pauvreté bi non moo la xaar leen rek dañuy waxtaan maanaam jumaa ji waaw benn minaret moo fa nekk te yeggul bokk la yeneen jumaa yi nga fa gis benn sooro moo fa nekk te yeggul dañ ko jumaa peinture la peinture yi nga xam ne boo xoosee sax mu deñ maanaam te man Kaolack laa dëkk def naa ay investigation ñun nit policiers yi takk der yi ak gendarme doon defee investigation ñun journalistes yi noonu lañ leen defee investigation parce que dafa am nitu diine bu yore wal fajri nitu diine boo xam ne kër soxna la bokk dafa war a xool lan moo tax ñuy topp imam te wóor na ma ne information yi ma ko doon jox bu gisoon leneen du défendre imam ni ma xamee président directeur général foo gi nekk taxaw na fa mu ne ma daal kon ñii ci wax ji la ñu basé maanaam jóg leen xeex kuñ ci na nga sàcc ñu rey la dagg sa loxo loolu ci alxuraan la nekk yàlla moo ko wax donc kon amuñu preuve dañ ko war a bàyyi mu ñibbi looloo taxoon télé yu nekk bu ngeen gisee directeur général engagé wu ci combat imam Ndao moo tax tableau bi ñu ko jox ni tableau bu am solo li ma bëgg a doole ci loolu mooy su ngeen xoolee liñ fi wax nii ak ñi suivre woon procès bi da ngay gis ni man bi procès bi jeexee
dama ni Imam Ndao dañ ko war a jéggulu xam nga dañ ko war a jéggulu